أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم kon mbooloo mi gannaaw bu ñu sante yàlla borom tey julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal Serigne Cheikh Ndigal Sène mu yàgg fi lool te wér waaye di ko ñaanal tamit Cheikhul Khadim Sène ñii toog di ko yóbbante nuyoo ak ziyaar ak cant ci mu limee dañuy juum waaye cheikh yeeg imam yeeg jëwrin yeeg mboolem ñi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di leen ñaanal jàmm di jégluwaat bu baax waaye di santaat yàlla bu baax a baax ndax bés bii kat fii lañ toogoon jamono yi ci ginnaaw annoncé woon ko am jàmm am tawféex war nañoo sant yàlla bu baax a baax kon liggéey bi fi junjoon tamit niñ ko waxe woon rek noonu lañ ko doxal muy lan réunion bi nga xam ne mooy réunion bi nga xam ne ñi toogal cheikh yi ci li nga xam ne mooy liggéeyu Njàmbur Ndigal yoo xam ne ñun ñoo koy def ñun waa Njàmbur Ndigal ci ndigalu Serigne Cheikh Ndigal Sène waaye ci njiital Cheikh Serigne Khadim Sène ñuy ànd liggéey boobu di def ay jéego di dajale ay addiya waaye bu ñu demee nag ba màggal jub ziar annuel di màggalu Njàmbur Ndigal ñu war koo def ci juróomi fan ci li nga xam ne mooy weeru gàmm kon loolu mooy bés bi ñuy waajal suñu gàmmoo mawlidi nabi ba am juróomi fan ci la ñuy def bés boobu ci kër Cheikhul Khadim Sène fii ci Njàmbur Siin ci ndigalu Serigne Cheikh Ndigal Sène mag yi nga xam ne ñoom la Serigne Cheikh Ndigal Sène tasaare ci réew mi kenn ku nekk toogal ko barab nekk fa ak sa mbooloo ñooñu la ñuy jox ay carte invitation carte yi nag su bés ba incha allah muy juróomi fan ci ginnaaw gàmmu mawlid ñu ñëw fii daje fii ci kër Cheikhul Khadim Sène ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ñu kenn ku nekk daa am koo fi teg mu toogal la fi di la fi liggéeyal waaye su jotee nag ba ñu war a màggal war a jël addiya jëbal ko Serigne Cheikh Ndigal Sène day baax nag yow mu yónnee woon nga ñëw toog nag gis liggéey bi fi mu toll ak ni ñu koy liggéeyee kon bés boobu noonu lañ koy waajale kon tey jii nag di ñaar fukki fan bi nga xam ne mooy tax mu ñëw fekke li nga xam ne mooy màggal bi waaye tamit kenn ku nekk si ñoom dañ laa limal ab lim ci carte barkeel bi lim yi nag mu ngi jële ci fukki carte jàpp ñeent fukki carte kenn ku nekk dañoo xool ci sa mbooloo li nga xam ne war naa tolloog sa mbooloo si ay carte ñu jox la ko suñ demee jaay carte yooyu benn bu nekk ñaari téeméer bu ñu demee ba màggal incha allah bu ñu xëyee di jëlee ci suba gi ba ca ngoon sa kenn ku nekk daal di dajale sa addiya fekk Cheikhul Khadim Sène ca këram fi nga xam ne mooy Daaru Latif Serigne Cheikh Ndigal Sène daal di koy jëbal liggéey boobu kon liggéey bi noonu la tëddee kon daal ci gàttal tey jii joxe nañu fi ñaar kon loolu daal li ci am solo mooy mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku yaakaar Serigne Cheikh Ndigal Sène mbaa nga sopp ko mbaa nga bëgg ko rek ñu ngi lay woo juróomi fan ci weeru gàmmu fii ci Njàmbur Siin ñu waajal li nga mooy buñ nee jouru gàmmu ñu xalaat Tiwaawan ñi xalaat Touba ñi xalaat Kaolack ak feneen buñ nee bés bi delsi na ñu xalaat Njaasaan waaye bu delsi waatee xel yëpp dem ci Njàmbur Siin kon ñu ngi woo ñëpp ci liggéey bi di soñ ñëpp di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di jégluwaat ñëpp nag wax jii nag lu ci jub def nañ ko at kon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ci barke sëñ Cheikh Ndigal Sène darajaay maam Cerno Juuf ku xam ci barke sëñ Khadim Sène moom sëñ Cheikh ñu maase àndandoo ñaanal sëñ Cheikh Ndigal Sène mu yàgg fi lool di ànd ak amiin yaa sëñ Cheikh Ndigal Sène yal na suñu borom subhanahu wa taala amiin borom ki nga xam ne moo ñu def ni ñu mel dimbali ñu dooleen kattanal ñu gindi ñu leeralal ñu niital ñu ko suñ kanam amiin fa yàggul lool di wàtt wër kon ni ko sëñ Mbay kuy waxe rek ñu ngi fii tey ci makkaanu sëñ Khadim Sène moom sëñ Cheikh Ndigal Sène
fii ci barab bi ñuy wax Bagdad te jàkkaarloo ak jumaa ji nekkoon fi tey nag ñaar fukki fan ci weeru août doon fi taxawal ni ñu ko daan taxawale daaw bés boo xam ne bésu waajtaay ñu ciy waajal ñaari mbir ñu ngi ciy waajal bésu sëñ Cheikh Ndigal Sène muy gàmmu Njàmbur Siin wante ñu ngi ciy waajal ziar boo xam ne ziar bu am doole la muy ziar bi nga xam ne moo waral barab bi jataay barkeelu teg ko ci loxoy cheikh yi am nañ ko fi nekk ku ci nekk koo xam ne ñëwal na ko ci bés bi jox nañ ko ay kartam kon ñu ngi leen di woo ci ñaari yëf yooyu carte barkeelu yi dañ àgg ci seen waroom ci taalibe yi ñëpp barkeelu ci ñu boole àddee yi ñëw teg ko ci loxoy sëñ Xaadim ca magalul Tuuba ca guddi ga ak bëccëg ba yépp bu ko weesoo ñu ngi woo ñëpp cheikh yi ca bés boobu nga xam ne mooy juróomeeli fan ginnaaw mawlud nga xam ne ci la magal ci gu mag de mel na ni yóbbuwaale nañ ñi des sëñ Xaadim dafa jël sëñ Mbàcc sëñ Masamba Njaay jël liggéey bu bari mu teg ko ci loxoom mu koy doxal di ko wéyal te nga xam ne mu ngi ciy liggéey bu am solo te fii barab la boo xam ne mën lañ laa sant sëñ Bas ci turu sëñ Xaadim ndax benn loxo mënta tàccu buñ ci paree sëñ bàcc ci taxawaay bu rafet boobu dañ ciy teg rek sëñ Mbay Puy moom sëñ Babacar Diouf Mbay Diouf daara borom fiisel carte yi nga xam ne moom la ñuy joxe tey ñi ñëw nag nga xam ne ñoo ñëwal cheikh yi ñu war a gërëm lañ ñun war a sant lañu ndaxte ku ne xam na ne ci nawet lañ nekk ci fan yu métte nga xam ne génn rek sa kër coono la waxatuma laa génn sa kër dem garage mbaa ci sa oto dem dugg yoon ay kilomètres bay sa yitte bay sa lépp def sa xaalis ñëw toog fii te ñu ànd ko ak dal ak taalibe gu mat sëkk xam ne lii rek alal la lii mooy richesse taalibe lii la mënal sëriñam wante lii la sëriñ bi tiitaroo su ma leen wooyee li tubaab di wax naa qu'il pleuve ou qu'il neige dañuy ñëw bu dee taw mbaam fii barab la boo xam ne barab bu yell la pour ñu sant sëñ Xaadim ci liggéey bi muy liggéeyal sëñ bi te boole ci ñëpp ànd ci ak ñëpp te mënoon koo liggéey moom kese wante bàyyi lépp ci loxoy taalibe yi ñu koy doxal kon sëñ Xaadim ñëpp a bëgg ci yow ñëpp a kontaan ci yow liggéey bii de boo gisee ñun suñu xel dal ci dañ la cee yéene ndam ndax li tax ñu yéene la ci ndam nag mooy sa taxawaay la xam nga li nga xam ne ku ci nekk da nga jël li nga xam ne daanaka danaan yelloowuma ko nga jox ko yen ko ne ko doxal ko loola wax dëgg kuñ ko def te lan ne sëñ bi kontaan na ci yéen ndax sëñ bi li rek la yaakaar li rek lay xaar ci yéen nii la bëggoon ñu taxawe nañ ko defoon daaw nag sëñ Xaadim Sàmb danaan njiixaat foofa reb doom delloo fa sab loxo nañ ko defoon daaw rek ñu ngi ñaan cheikh yi ci seen teewaay yéen jëwrin yi ñëw bu ngeen àggee na ngeen ko taxawoon daaw rek ñu gën koo taxawoot naanu ren ñu amaat ndam lu ko ëpp ndax loolu la sëñ bi xaar ci ñun te loolu lay xaar ci sëñ Xaadim mi te xam na ne sëñ Xaadim mënalu ko boppam wante sëñ Xaadim bu ko mënal boppam tamit da koy xaar ci taalibe yi kon taxawaay bi ngeen ci amoon daaw rek la ñuy soññaat suñ bopp di leen ca soññu ngeen soññuwaat ci soññaat ci seeni mbooloo ndax bu ca bés tubaab di wax défi mooy lu ñëpp ñu bëri yaakaar ne mënta nekk lii de mën ñu koo yëkkati nga ne ko jàgg yëkkati ko ba ñëpp di ko seen nga ne ko jàng couche bu ko fi ñu ko soxla loolu mooy défi bi sëñ bi xaar ci ñun Njàmbur Siin Ndigal bi dañoo war a roy ci ñëpp ci ñuy def lu baax roy ci ñëpp ñi taxaw seen askan ñooy ci ñëpp ñi taxaw seen man ba diwaan ba mel ne noo xam ne ñëpp a ngi leen di ñee loolu la sëñ Xaadim di xaar ci ñun moom lay xaar ci cheikh yi moom la sëñ bi xaar ci yéen ñiy toog kon sëñ Xaadim noonu lañ ko bëggee woon ngir sant taalibe ci sa tur ndax yow itam sëñ Xaadim ndax sag yaatu ndax sag tabe ndax sag oyof dis ba ne gànn te oyof ba ne toy loolu nag jikkoy taalibe la wante jikkoy jullit la boo xam ne ku àgg fa sunu borom la kon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salim
kon liggéey baa ngoong bés yaa ngoongu bu ci ne xam ngeen nañ ca taxawe ak nañ ca war a taxawe kon sant nañ ñëpp gërëm ñëpp fu waay jóge woon daal ñu ngi ñaanal képp sëñ bi nga delluwaat ci jàmm suñu borom taxaw liggéey bi te barkeel ko jërë ngeen jëf. séeréer bi mënu ci ñàkk comme discours français njokoyongo o fog séeréer fog culit o fog xa taalibe ginnaaw wala i sant no suñu borom sant o Serigne Cheikh Ndigal Sène in way siyaare aussi Khadim Sène fu mbooloo ne teewno menen bés mene andoona yee te ref réunion daayira Njambur Ndigal ne jofnan magal Touba fu ne jofna magal Njambur Ndigal ne kon nuno fog séeréer in way soño nuun no kaw bés ɗik kene bon tadik te ref magal Cheikh maak ke fu we ndefanno den me xa carte xeene koy a cooxteyon bés ne xane te ref réunion ne xoyitɗeena mene no mben Serigne Khadim a tombe 20 fan no ngool août en seexolu refna représentant ma garay a xotay ke te warna jeg kon yo ten bés ne te soxla ena te ref magal Touba kon bo magal na fadna yitam oxu refna bo cooxtona bo adiya ke fop a teewo o gar cooxtidin no mbin Serigne Khadim maaga Touba kon in way soño nuun te a paax soñta to yitam no ɗikandeer ke te ref magal daayira Njambur Ndigal idole bo fadna yitam i ngoyayo to Cheikh maak ke ngoyote xa taalibe xe ngoyote we ndefanno me Cheikh ke lim bés naaga kat ka bo i layogno te ref ke waral na daayira Njambur Ndigal a ne'el la maaga te calel ke mbeñ ku ref na soppe sepo taalibe refo Cheikh ku refona ɗatal rek in way ngoya ngota to yit bo o gara yit o ɓonwale ande daayira ne kat ka caleluga to calel kene yit adiya te tax ka i mba te njalo kon in way ngoyo fop ngoyo we i invité no te ref Cheikh ke o Njambur na laam koy calel ke ndayeero na pe a ɗaka kene rek ka continuer o ngolo ngu xonna in way no calel ke kon in way soño we ndefanno Cheikh ke yit te ngoor ngolu xa paax na la cale xo paaxit no wete njiite no laam a adax fele nda koy fat i moƴon ngoor ngolu xo kum no tet ke rek to moƴo kumato laam kat kene ka ref ka yooɓeerna calel ka kiin rooga geenin na a leye ngar yo o rooga dogalo fogta waray mu tolwoona o sañta a suñu borom santa o sirñoxe kon koy in way ngoyo fop kiin laam ka yokta a jangnita kono kiino kiin bo suɓna ye xote o ngir fi'a émission goorgoorluxita bés na fadata xa to ngant jege o wa o fi émission of we andoona yit ka ndefano me Cheikh a saqo WhatsApp itam i saqo émission nene oxu saqna te WhatsApp to numéro ne cooxit'oona mene refeeran o xoyata Serigne Khadim bido numéro ke to i mbakeer no njego kene itam message un na i ɓeko kamane rek kon Serigne Khadim i santa ya paax comme le Serigne Babacar a leyna rek fop te kene rek in moom in fa'o bo mute dayna in tout koy in fa'o bo mute dayna kon yasa roog fo sirñoxe fi tawfeex a damta in bo auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmani rahim rabbi anzilni munzalan mubarakan wanta xayr munzilina rabbi anzilni munzalan mubarakan wanta xayr munzilina rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta xayr munzilina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions le bon Dieu, mais également formuler des prières à l'endroit de Serigne Cheikh Ndigal Sène. Nous prions le Tout-Puissant de Serigne Cheikh Ndigal Sène, mais également Serigne Aliou Faye, qui est le jawrin de l'ensemble des cheikhs de Serigne Cheikh Ndigal Sène. Mais également, c'est l'occasion pour moi de saluer et de remercier également mon marabout qui m'a envoyé ici. Je lui souhaite donc une bonne vie, couronnée donc de succès. Après avoir donc salué et remercié tout le monde, nous saluons également Serigne Khadim Sène, Ibn Serigne Cheikh Ndigal Sène. Lui qui est... donc aujourd'hui, l'ordre du jour suivant a été donc retenu. D'abord, il fallait donc faire un rappel des dispositions pratiques du Daïra Njambur Ndigal concernant donc le Magal de Touba.
la journée du 5e jour après donc le Gamon, le Mawlud, où ça sera une occasion également pour l'ensemble des membres du Daara Ndiambour Ndigal de se réunir ici. Donc, on va essayer donc de revenir très rapidement sur ce qui a été donc retenu. À l'issue donc de la rencontre d'aujourd'hui, qui a vu la présence de l'ensemble des cheikhs de Serigne Cheikh Ndigal Sène, mais également de leurs représentants, surtout pour ceux qui n'étaient pas là. Mais cette fois-ci, ça a été à certains cheikhs qui n'avaient pas aussi de représentants. La réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion d'assemblée générale élargie pratiquement à tout le monde, parce qu'il y a d'autres djawrines qui nous viennent donc d'horizons divers. Pour cela, nous avons un marabout qui fait la déclaration que le monde d'aujourd'hui ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui laissent le mal se reproduire sans rien dire. Lui, Serigne Cheikh, c'est ce qu'il a initié donc à l'ensemble de ses fils et ses sœurs et ses talibés. C'est pourquoi chaque fois que l'occasion se présente, on en saute et essaie donc de faire l'essentiel. C'est pourquoi aujourd'hui, 1000 cartes Barkelou destinées donc à l'ensemble donc des cheikhs. Chaque cheikh prend 40 jusqu'à 30 et même jusqu'à 10 selon également le nombre de talibés de Touba, où chaque cheikh doit impérativement envoyer son émissaire pour qu'il restitue donc la somme équivalente au nombre de cartes reçues. Donc c'est ce qui a été retenu. Et on a pris également le soin de prendre l'ensemble des cheikhs concernés, mais également prendre l'ensemble aussi des cartes allouées à chaque cheikh. Et ce qui nous va permettre de faire un total à la de la restitution donc des cartes. Et comme on a toujours vécu avec Serigne Khadim, lui, il se soucie trop donc de la responsabilité qui incombe à chacun de nous. C'est la raison pour laquelle il aime toujours partager avec l'ensemble. Il l'a imité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui des fois il recevait donc des recommandations divines pour dire que se concerter avec tous tes compagnons. Donc il faut se concerter. Wasabirino Amri. Donc, basant donc de cette leçon, Serigne Khadim également a essayé de faire de son mieux pour que chaque cheikh ait un représentant au niveau du daïra. Et ça va faciliter donc la restitution. Donc, après donc cette première point, après l'avoir donc écoulé, nous avions également parlé donc des dispositifs pratiques concernant donc le Magal de Ndiambour, le Magal de Touba, où on attend donc la restitution de 1200 cartes. On attend ça. Donc là aussi, nous lançons un appel aux représentants qu'ils sachent que vraiment ce sont des relais entre Serigne Khadim et également leur cheikh. En regardant également des talibés, je dirais d'abord Serer, ne saurait être prise comme une condition d'infériorité intellectuelle ou morale. Moi, je pense très bien que c'est le moment aujourd'hui que tous ceux qui nous regardent se penchent sur cette leçon de Cheikh Ahmadou Bamba qui voudrait s'adresser maintenant aux Blancs pour leur dire que malgré votre peau blanche, vous n'êtes pas plus malin que nous, vous n'êtes pas plus intelligent que nous, vous n'êtes pas plus fort que nous mentalement ou bien sur tout le point. Cette assemblée est par le biais de Serigne Khadim Sène, Ibn Serigne Cheikh Ndigal Sène. Nous en félicitons. Lançons également un appel à tout le monde, que chacun y met sa main pour qu'au moins le résultat au bout du fil soit vraiment salutaire. Parce que notre souci principal, c'est de faire de cette cité bénite vraiment une cité moderne où il se fera bon de vivre, où pratiquement l'accès ça sera également facile, avec le bitumage des lourds, mais également avec le moyen de transport. Parce que, on l'avait dit, que se repose pratiquement sur deux choses. La première, c'est quoi? C'est l'imitation. Le deuxième R renvoie également à chaque fois que vous voyez quelque chose qui n'est pas bon. Ce n'est pas
Dakar qui va faire Ndiambour. Ce n'est pas Touba qui va venir faire Ndiambour. Ni Tivaouane, ni Kaolack sont les talibés de Serigne Cheikh Ndigal Sène. Ce sont également les populations de Ndiambour qui feront donc Ndiambour. Donc, sachant cela, on ne doit pas vraiment laisser le temps filer. Parce que le temps n'attend plus. Moi, je pense très bien que... Bismillahi inna waliyallah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmani rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ñoo ngi sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu baax di nokkeel Maam Sëriñ Fall di jaajëfal si Ismaïla Diouf Nurullah waaye di wax jaaraama jërëjëf seen sax ndigal seen di jaalullah gannaaw loolu mbokk yi ñoo ngi ziare seen sax ndigal seen bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool mboolim li nga xam ne naal la ko liggéey ci diini islam naal ko liggéey ci xeetub séeréer waaye naal ko liggéeyal ki nga xam ne moo di sëriñam suñu borom defal ko ko te mu ànd ak gudd fan ak weer ci barke sëriñam di ziare mboolem njaboot gi yëpp ci njiitu daayira boo xam ne ci ndigalu seen sax ndigal seen la jóge jëm ci mboolem nit ñi waaye nag rawatina ñun taalibe yi ndax kat ndigal bu jógee tabbi ci ñëpp taalibe yi ñoo ci gën a yey comme ñu ko waxee woon rek fan yii yëpp ñu doon waajal réunion bi nga xam ne mooy réunion générale bi nga xam ne waa Ndiambour ndigal dañ koy woote chaque année di ci préparer seen bisub siyaar bi ñuy amal ca seen sax ndigal seen nga xam ne comme ni ko Sëñ Mbay waxee wax na programme bi ñu fi lal ak Sëñ Babacar ak maanaam Serigne Bàcc Ndiaye ak Serigne Babacar mi nga xam ne it yëkkat na ci ay kaddu yu kalaama séeréer maanaam tey daal defaroon nañu 84 136 carte invitation de boobu nga xamante si ni mooy bésu Ndiambour ndigal bi waaw carte yooyu nag ci taalibe yi la jëm jale yot ko ngir mu def ko ci dëkkam bii bés buñ màggalee ba gàmmu yonent bi ba pare ba mu teg juróom fan fa lay nekk ndax daa fa la nekkoon liggéey fa lañ ko jàppaat incha allah rabbi di ci woo mbooleem taalibe yi rawatina nag ñi nga xam ne ñu ngi participer ci bi Ndiambour ndigal bi bés boobu maanaam képp kuy def ci Ndiambour ndigal sa alal fexe jàkkaarloo ak sëriñ bi ngir la def ci Ndiambour ndigal mu mën koo xam ak it mën laa ñaan mën laa yokk donte nag sëriñ bi moom lu ko waaye defal fa mën toll ma nga yokku waaye nag fexe jàkkaarloo ak moom ci bés boobu day baax lool kon ñu ngi gën a soññi mboolem taalibe ci biir Ndiambour ndigal bi ndax dafa nekk liggéey boo xamante ndax lii nekkul liggéey boo xamante se ni kenn moo koy lekk wala ñaar moo koy naan wala ñett moo koy lekk liggéey bi ci dëkk Ndiambour Sine la jëm Ndiambour Sine nag dëkk bu islam la dëkk bu Serigne Cheikh Ndigal Sène la kon nag képp ko xamante se ni bëgg nga suñu borom te it maanaam bëgg nga liggéeyal suñu borom Ndiambour ndigal bi mën nga fi jaaree ba liggéeyal suñu borom ndax kat ki ko moom suñu borom kese la nekkal muy kon nag ñun ñëpp nañ ci pasteefu ñun ñëpp nañ ci góorgóorlu ndax sëñ bi kat chaque jour da ciy soññi bu baax a baax ndax kat wax dëgg liggéey biñ ciy liggéey da koy jàppale lool ci dëkkam bi ndax bu doon lii lépp lool ci dëkk bi moo koy def kon nag képp ku ciy def su ñaar téeméer da jàppal ne yaa ngi jàppale sëñ bi maanaam ci bëgg nga seen sax ndigal seen suñu borom rek tax Ndiambour ndigal bi loo ci mën def ko ci ndax nit mën na fi jaaree ba am suñu borom kon nag ñu ngi ciy gën a jaajëfal ñëpp ñu ciy barkeelu ñëpp sa di la sant bu baax te di leen gërëm bu baax ñaan nag suñu borom am na ko suñ bi ñaane woon rek loolee moom vidéo boobu ku ne gis na ko kon nag ñun ñëpp nañ ci gën a barkeelu ñun ñëpp nañ ci gën a def suñ kémtu la kattan bu baax a baax sant it maanaam ñi nga xam ne ñoo fi teewoon tey ci réunion bi yaakaar naa su ma jumul 40 danañ jël seen carte wala bu ñu àggee magal ñu jox leen ko lii daal mooy réunion bi nga xamante ne ni waa Ndiambour ndigal doon nañ ko waajal di ko woote fii ci Ndiambour Sine wax dëgg fa yàlla macha allah ñëpp teew nañu wax dëgg fa yàlla sant ñëpp tey gërëm ñëpp sant it waa comité bi nga xamante ne ni ñoom laa seqal liggéey bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla ko ci mel ne suñu Bàcc Njaay sëriñ bi ak suñu Babacar mi ak suñu Sax Ñang mi ak suñu Baye Sall ñoom ñi nga xam ne maam ak suñu alimam mi nga xam tamit moom moo féete ci wàllum commission bi nga xamante ne ni mooy jëmale diine bi ci kanam
ndax it loolu da cee baax lool. di sant ñëpp di sant it mboolem ñi fi nekkal mboolem seex yëpp bàyyiwuñu kenn xëy na rek